Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. maa ngi koy ziar sëriñ Abo Mbacke sama baay yal na ko yàlla may fan bu gudd ak gërëm di xalifa sëriñ Fallou Mbacke baay Abo yal na yàlla defal jàmm sëriñ Fallou Mbacke docteur ci Zahir ak ci baatin maa ngi koy nuyu ak jëwriñ Moustapha Sène alaaji Thierno Sama Sama Rabi ci Fouta góor gi Samba Ndiaye représentant xalifa général des Tidianes imam Fansou Bodian xalifa général de la communauté Diola sëriñ Cheikh Salim Mbacke xalifa sëriñ Salim Mbacke Thierno Bokar Alpha Bathia Warafonde Thierno Moudou Arba Gueye ca Ñanki Idi alaaji Mouhamadou Gueye ci Mbour Tefesk sëriñ Habib Gueye mu waddamu sëriñ Mansour Sy alaaji Ousmane Ndiaye Wali Kamin sëriñ Mamadou Sougou Wadane ñu ngi koy ziar ak ki nga xam ne mooy alaaji Seydou Sow sopp sëriñ Fallou dëkk ci Passy sëñ Abdou Karim Mbacke sëriñu mama Mbeng ak ki nga xam ne mooy Fari Mangane Modou Folo ca kër ga yal na ko yàlla defal jàmm cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ak mboolem chrétien boo xam ne yaa ngi ci jàngu yi yal na leen yàlla may fan bu gudd ak barke leen ci barke yonent yàlla Yesu Christa borom xel mu sell mi maître Fatima Fall responsable politique nekk ca Ndar Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Buddi ak sama yaay Adja Kine Si yal na yàlla guddal fanam kooku doom la ci Cheikh Ahmed Tidiane Si al Maktoum bi ñuy jooy ba tey noppi guñu yal na yàlla yokk leeram ci àjjana yi gën a kawe Serigne Babacar Abdoul Aziz Si ca Tivaouane yal na yàlla guddal fanam waaye wëllëreem ba tey sama xarit di sama baay Alaaji Tafsir Sakho Iliman yal na yàlla def mu xippee ci àjjana gën a kawe imam Ratud bu Banjul alaaji Aliou Maska ñu ngi koy ziar alaaji Haala Mbay bëgg mbaxal si Serekunda Serigne Gora Sey serviteur de l'islam borom le 13 mars inchallah les 99 noms de Dieu buñ ca eggee dana ko def nag ci ñaari télévision en direct ba ñëpp di ko seetaan mën a xam ne nag dafay moytu li nga xam ne moom mooy mbas mi pour mën a def ay barrières diggante nit ñi ak ñi nga xam ne ñooy waxtaanee bés boobu Pape Amad Ndiaye di nekk Bilal ci jumaa sëñ Babacar Sy rabbi taala anu borom baatu wurus bi yal na ko yàlla defal jàmm di ñaanal tamit góor gi Ablaye Ñang jànkatu xasaayid la woon yal na ko yàlla xara ci àjjana gën a kawe sama baay jooju nga xam ne suñu soppi la woon fu mu toll dañu doon ñaanal Serigne Bara Cissé ñu koy ñaanal waaye dañuy dem ba Daaru Rilwan njabootu Alaaji Basiru Touré gi yëpp yal na yàlla defal jàmm Medina Salaam ca Saalum Serigne Xayri Touré tamit njaboot gi yëpp yal na yàlla defal jàmm njabootu Serigne Mansour Ndiaye Baye Fall Serigne Fallou Touré yal na ko yàlla may fan bu gudd sama baay bopp di Chérif Abdoul Moutalib Tidiane sëla ci Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi koy ziara ca Pikine Serigne Hadi Cissé Touré ca Fass Touré ak mboolem borom xam-xam bu nekk ca Fass Touré yal na yàlla defal jàmm Serigne Mouhamadou Moustapha Sow di Waali Kaamin xalifu Maam Abdoulaye Sow ca Dagana yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér bu yaram Alaaji Mouhamadou Aysata xalif général bu Guet Ardo ak Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye xalif bu Lubudu yàlla na yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram njabootu Alaaji Mbacke Tandian ci Medina Tandian ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm waaye Cerno Alassane Mbaye taalibe Cerno Aliou Thiam yal na ko yàlla defal jàmm njabootu Alaaji Babacar Dramé di xalif bu Dramé ndimbu moom tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waaye tamit di nuyu Serigne Bakary Niang xalifu maam Cheikh Ahmadou Bamba Niang yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram di ziar tamit Seydi Haj Cheikh Baba Jong fils de Haj Baba Jong muhaddam la woon ci suñu baay ju baax ja waaliyu Kaamin go di Seydi Haj Malick Sy rabbi taala anhu ca Podor quartier Ndiobé ñu ngi leen di ziar Serigne Ahmadou Seck xalifu Alaaji Seck ca Khourdane Cerno Bari Fat ñu ngi koy nuyu imam Mansour Seck ca Yëmbal professeur arabe dëkk ca Yëmbal yal na ko yàlla defal jàmm di am mbégte ak contentement bu mag ci ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gadiaga xalif bu Dingiraal yal na ko yàlla may fan bu gudd ca Cil ma xam waxoon ziar nañ kilifa diine yi fa nekk yëpp waaye sama soppe bu mag bi di Serigne Medoune Boy doomu Alaaji Bassirou Boy nekkoon muhaddam ci jamonoy maam Khalifa Niass rabbi taala anhu moom doom ja di Medoune Boy ma nga doog toogaayu baayam ci xam-xam ci zahir ak ci baatin lépp lu baayam doon def rek moom ma ngi koy def ci jàmm ak salaam moom foofu ca wañang yàlla na ko yàlla defal jàmm am mbégte contentement ci Serigne Djili Samb marabu chef de religieux dëkk ci sa quartier Samba Lawbe yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram Cheikh Abdoulaye Soxna Fatick la nekk moom mooy Serigne As Soxna di xalifa baayam Barxam Soxna ci Medina Mbale yàlla na ko yàlla may fan bu gudd mbokk yi kilifa diine yi bu ñu leen di lim dañuy kontaan ndax suñu xol day sedd moo taxit maam Abdoulaye Kébé bu Serigne Babacar Kébé rabbi taala anhu nekkoon ca Cambérène doon ñaanal chef d'état yi doom ja doon na bàyyi ja di maam Abdoulaye Kébé conférencier bu mag nekk ca Cambérène yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram di am mbégte contentement ci Serigne Mouhamadou Kabirou Sarr xalifu maam El Hadj Moustapha Sarr rabbi taala anhu ca Guinguinéo waaye nag ñu ngi ñaanal ki nga xam ne mooy imam Sarr bi nga xam ne moo jiitee woon HLM 4 teg jumaa ja borom baatu wurus ba nga xam ne bi mu duddoo àdduna ba léegi ñu ngi koy jooy te noppi guñu HLM ñëpp a ngi koy jooy moom imam Sarr yal na ko yàlla def mu xippee ci àddina gën a kawe doomam ja di Mbàkke Sarr docteur bu mag ba yal na ko yàlla may jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Bassirou Fall borom njàq Fall yal na yàlla guddal fanam suñu baay ju baax a ngi nii di Serigne Bassirou Fall soppe Seydina Mouhamed PSL sur lui góor gi yal na ko yàlla defal jàmm bay lay dundee jàmm ak yéen ñëpp jàmm bu gàmmu ñëwee mën a bés bi sama bés la lu mu mën ak lu mu mënul da koy def ci Seydina Mouhamed PSL sur lui góor gi Bassirou Fall yal na yàlla gudda sa fan
yal na la yàlla teral ci teraanga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla nga fi yàgg lool ndax góor gi wax dëgg yàlla baatinam yëpp ma ngi ko amee ci Seydina Muhammad suñu borom tamit dénk ko déey ko moo taxit góor gu jara ñaanal fan bu gudd la nekkaayam ci biir réew mi lu bëri yàlla suñu borom rusee dañu ko rawatina ca njàq faal yal na yàlla guddal sa fan. Alaaji Banfa Karamaxo Saanaxo xalif général bu Touba Saanaxo ñun tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram mboolem kilifa diine boo xam ne yaa ngi ci réew mi yal na yàlla defal jàmm. Seydina Omar Bousso borom tawféex Jamil Ba nekk fële ca Touba jàkkaarloog sëñ Bass Abdou Khader kilifa diine bu mag la yal na ko yàlla defal jàmm. ñaankat bu mën a ñaan yal na ko yàlla defal cat kii wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ndax Seydina Omar Bousso ku baax la borom tawféex yàlla may ko fan bu gudd góor gu yaram jubanoog suñu borom te nit ku baax la ku am yërmande ci doomu aadama Bousso la moo ne naa ko yow nii nga mën a parce que wax dëgg yàlla ñu sant Bousso wax dëgg yàlla lewet gi ñu lewet ak yéwén gi ñu yéwén ak baax gi ñu baax yal na yàlla def jëm boo gisee sëñ Bass Abdou Khader rek gis nga baax bi ci moom yal na yàlla defal jàmm mbokk yi kilifa diine yi yal na leen yàlla sàmm may leen fan bu gudd ak wér gu yaram waaye sama baay ji Alaaji Yat Madeer yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram taalibe sëñ Babacar Si rabbil taala anhu bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa sëñ Babacar rek moo fees ci xolam yal na ko yàlla nee na sama xol bi leneen xaju ci lu jur sëñ Babacar Si ak alxuraan yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram góor gi Yat Madeer ca njàmbu Fall yal na ko yàlla defal jàmm mbokk yi maître Madické Niang mooy avocat wu Aminata Lô Dieng maître Madické Niang ci mbaaxaayam ak ci niñ ko xamee ci médiation sociale maanaam fexe ba jàmm di am ci diggante nit ñi ak ci mbaaxam fexe na pour ñi nga xam ne ñoo yóbboon Aminata Lô Dieng ñu bàyyi ko waaye ndogalu yàlla tey la yàlla dogal te tey dañ koy atte Madické Niang nag gëj naa sol tenue avocat défendre waaye tey Madické Niang dina toj tribunal bi ndax li waral muy toj tribunal bi dañuy seeti maître Madické Niang bi muy plaidel ki nga xam ne moom mooy Aminata Lô Dieng mbokk yi émission bi du direct de émission bi ñu ngi koy enregistré ci suba si nii ngoon si nañ koy teg lépp loo xam ne dañ ko fi wax ñun ñoo ko engagé wu wax ko ci kaw base d'information procès bi nag amagul instant bi ñu wax ni procès bi jàllagul ngoon lay jàll mais ñun fekk anticipé nañu yàlla def lépp daa day antu te ànd ak jàmm kon mbokk yi ñu dem tribunal hors classe avec le juge ba bi nga xam ne moo fas yéene jugé salle 4 ki nga xam ne mooy Aminata Lô Dieng jàkkaarloog maître Madické Niang jàkkaarloog juge bi mbokk yi ñu dem. Silence, s'il vous plaît, silence. Aminata kaay nii. Maître Madické Niang, la parole est à vous, l'avocat de Aminata Lô Dieng. Merci monsieur le président du tribunal maa ngi lay gërëm di la sant juge ba yal na la yàlla defal jàmm asalaamaaleykum saal bi maa ngi ñëw tey taxawaayu avocat taxawaay boo xam ne dafa ñëw pour défendre ki nga xam ne mooy sama client di Aminata Lô Dieng bi nga xam ne sax di séquñu ma ak moom affaire clientèle ci li nga xam ne mooy relation avocat tey dama taxawaay boo xam ne bu ma sañoon tey du ñu egg ci fii parce que kii bu dul dara responsable la monsieur le juge responsable la boo xam ne il a géré elle a fait partie ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gouverné woon Sénégal ci nguuru Ablaye Wade di jigéen joo xam ne mën góor di jigéen joo xam ne wax dëgg yàlla président de la république Ablaye Wade xam na ko ndax liggéeyal na ko loo xam ne wax fa dëgg yàlla kenn mënu koo suul ndax suul kër du ko tere feeñ maa ngi ñaan nag jàmm am ci biir ndax ki nga xam ne mooy Aminata Lô wax naa ak moom de parce que man du ma jay client kii sama diggante moom amul clientèle dama ko wax parce que sama dooma sama xarit la sama lépp la sama sœur parti la ndax ñoo bokkoon parti bi nga xam ne mooy parti libéral ñu ñëpp Ablaye Wade moo ñu njaboote monsieur le juge nga baal ma sax du ma dugg ci politique parce que li ma war a dugg mooy wax ci li nga xam ne mooy infraction bi mu def na infraction waaye moom tamit def nañ ko infraction parce que tamit ministre de la république warul dal sax ci ay kaw autorité yoo xam ne militaire nañu loolu ñëpp xam nañ ko parce que institution la télé militaire c'est des gens apolitiques qui gère la sécurité des citoyens kon respect mutuel moo war a am ci diggante ki nga xam ne mooy homme de loi bi ak politicien bi parce que tamit Aminata wax naa kaka ne ko xëy na wax jaa débordé rek waaye xëy na fitna la waxee waaye homme de loi citoyen warul xëy rek dal ci kawante tegu ko fenn parce que la loi est la loi
monsieur le juge xam naa foofu nag wax dëgg yàlla sama cliente bi dana reconnaître na loo doon ministre autorité sécuritaire muy gendarmerie muy policier muy douanier muy pénitentiaire képp koo xam ne da ngay liggéey ci sécurité armée rek waroo jël citoyen simple nag dal ci kawam war a nga wax noo xam ne moom ngay waxee loolu article 45 loi 72 dañ ko wote ñooñu xam nañ comme muy 1875 code bi nga xam ne dañ ko wàcce pour la protection des civils envers les militaires waaye nag tamit monsieur le juge Ba je sais que vous êtes un intellectuel maîtrise nga droit figuré virtuel au sens propre ci texte bi nga xam ne moom laay waxee ci ki nga xam ne mooy cas Aminata Lo parce que tamit Aminata Lo silence la salle s'il vous plaît waaw duñ ko tey Aminata Lo Dieng bii nga xam ne moom tamit dañ kaa tooñ parce que tamit instrument bi nga xam ne mooy vocal bi nga xam ne da ko wax yëkkati ci ay kaddu yi ko metti wax ko jëm ci gouvernement ak ki nga xam ne mooy le président Macky Sall ça doit être privé. kan moo ko génne ak kan moo ko enregistré parce que am na article boo xam ne dañ ko voté ci cybercriminalité bi nga xam ne direction de cybercriminalité moo wax ne bépp usager boo xam ne yaa ngi porté wax joo xam ne dañ koy diffuser enregistré ni kii te tegoo ko fenn loolu loi bi ci boppam da koy bañ. d'accord waa kan moo ko enregistré fu ñu ko enregistré ci poste gendarmerie. kan moo ko diffusé kan moo ko diffusé kon état tooñ na waaye moom tamit tooñ nañ ko état dafa tooñ. parce que àtte li mu war a àtte mooy àtte boo xam ne wax fa dëgg yàlla dafa war a am transparence parce que kii jigéen la xalaatam la wax d'une façon boo xam ne wax fa dëgg yàlla je pense que l'état du Sénégal war na commencer régler li nga xam ne moom mooy génn ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci chef de l'état ñu bañ ko am par parler am na fi kilifa bu mag boo xam ne dama tudd turam lu mel ne xamee la yekk état Sénégal tudd président tudd soxnaam tudd ay militant te du ñoo xam ne ñi nga ca parti ba te dara fekk ko ci ma nga toog këram te kii wax dëgg yàlla li mu wax motul 2 minutes boo ko xoolee te am na ñoo xam ne génn nañ wax lu gën a ñaaw loolu te dara fekku leen ci. d'accord muy état de droit. silence la salle. kon président le juge je vous demande d'alléger cette peine boo xam ne dafay assortir d'un sursis ñu mën ko libéraliser bàyyi ko mu dellu ci njabootam parce que bu dul dara tey reconnaître na xëy na wax na loo xam ne war a kon wax waaye xamul na dañ koy enregistré parce que droit de parler bu ñu demee ba bàyyi wax sa xalaat kenn di jógal fukki dërëm war a juróom-ñaar fukk dugg ci téléphone yàq lu mel ne Ablaye Wade war a Macky Sall gouvernement te dara du la ci fekk kii wax ko dans une situation boo xam ne privé ñu jëlee ko ci privé yóbbu ko ci public la loi intervient sur article 44 loi 12 kon une protection féminine la war a am ci moom. d'accord maître Niang tu as bien dit ce client vraiment yaa ngi koy satisfaire mais dafa juum. moom elle a commis 2 erreurs mooy bu njëkk bi moom xam na ni parce que nekkoon na ci institution nul n'est au-dessus de la loi elle a violé le couvre-feu. deuxièmement Macky Sall institution la mu wax ko lu ko neex. ma ñëw président justice dama lay expliquer ñaar rek. xam nga dafa am loo xam ne war ma la. te war ma bi noonu dama lay ñaan war ma la sax dagg. parce que dama nekk ci droit de défense xam nga kii du citoyen ordinaire boo xam ne xiismaa ñàpp dëgg ndaar saay dag may may rek ma ñëw parce que xam nga kii bu dul dara ministre de la République la elle a servi le Sénégal. elle a été ministre d'accord donc je te demande de m'excuser un peu parce que moom ci boppam elle reconnaît d'avoir fait yaa ma dégg li nga xam ne moom mooy une violation hors heure bi nga xam ne am na. waaye nañu waxante dëgg l'heure n'est pas juste l'heure n'est pas l'heure si l'heure est l'heure avant l'heure et l'heure après l'heure c'est pas l'heure. silence la salle c'est pas l'heure quand je l'ai demandé bi ma ko laajee ban heure nañ la arrêté def ma 21h03 waaye yow sa montre mën naa tardé kii montre am avancé décalage horaire bu amee diggante France ak Sénégal 2 heures de temps la kon décalage horaire bu mënee am ci ñaata dëkk pays war na am décalage boo xam ne minutal ci réglage horloge. heure pile ak moins la ak et demi tout dépend ci accélération aiguë bi ak seconde bi ban heure moo légal kenn xamu ko waaye bu midi jotee bu midi daan jot da ngay dégg ñu ne salaire ba salaire na midi jot na ñëpp xam ne midi jot na nga régler sa montre wala nga avancer ko yaa xam waaye heure bi ñu ko jàpp c'est pas au-delà de 21h c'est entre 21h et 21h30 je pense que départage yu 5 minutes mu ko tax ñu indi ko fii monsieur le juge libérez la femme. d'accord maître Niang. je lance un appel à maître Ablaye Wade. nañu dajale waat njaboot gi parce que dafa ñaaw ñun ñi nga xam ne ñu ñëpp ñoo bokkoon parti démocratique sénégalais bokk ki nga xam ne moo ñu yar di président Ablaye Wade tey ay doomam di xiiroo di ŋaayoo ba ki nga xam ne am na kattan le président Macky Sall il a le droit ci guddi gi 24 heures mu bàyyi ko mu dem benn jigéen la yàqalu la dara baarewul tëli bi sànniwul xeer tojul dafa wax li nga xam ne mooy impression te boo yoolee éthique ak déontologie da nga ko war a baal parce que am na ku génn ku ko ëpp ma xama wax lu ñaaw. dara fekk ko ci boo ko indee rek yàlla àttewaat te àtte yàlla na yéex kon Macky àtteel àtte bi mooy nga bàyyi ko mu dem
c'est une dame mère de famille war a ko humilier jigéen kenn du ko def nii kenn du ko tuuroo rongam dafa sës sénégalaise la nekk militante nekk koo xam ne wax dëgg yàlla heure battante da koy liggéey parce que am na foo xam ne buñ la fa gëlëb-gëlëbee nga gis sa bopp Macky buñ la fa gëlëb-gëlëbee nga gis sa bopp kon le président de la République j'interviens article 44 loi 72 nga xam ne day opter pour ñu jox ko liberté boo xam ne associé d'une sursis boo xam ne code pénal ak pénal civil dafa mën a taxaw avocat de l'État pour intervenir ci section bi nga xam ne fa lañ ko mën a délibérer parce que monsieur le juge yow sama promotionnel nga xam nga dama lay wax loo xam ne du dañ parce que article 1444 loi 12 votée en 1972 par le décret conditionnel d'une liberté obligatoire passagère d'un acte civisme par rapport à un homme de police. silence la salle. wallaay monsieur le juge. libéré ko parce que kii Macky Sall bu ko gis daf ko war a baal benn am na apparence boo xoolee trait yi sax am na trait ak ki nga xam ne moom mooy Marème Faye Sall jigéen la baal ko góor gu ne weng taxaw na wax na la weng te ba nga bàyyi ko muy taxawaale fu ko neex kii jigéen la baarewul tali bi tojul kaar. d'accord waxul la ñaaw lu dul joxe ay impression yoo xam ne bi mu koy wax xamuloon na ñu ngi koy enregistré te kooku délit la. d'accord maître. Ce qui me remet à l'article 75. D'accord. Code pénal 12, loi 1945, moo le droit d'usage d'un comportement. D'accord, maître. Médiatique pour si loo xam ne libération conditionnelle lay doon. assorti d'un sursis. Tu l'as bien défendu, tu as bien fait ton travail, maître. Oui. Mais elle. dafa juum. waaw d'accord loolu xam nañ ko. xam nañu dañuy xam nga ñun dañuy ñaan. donc xam nga man bëgguma di. je vais la libérer à cause de toi. bëgguma di plaider bay ñàkk parce que xamul tax bëgguma di plaider ñàkk dama nekk nit boo xam ne ci médiation laay dox waaye wax fa dëgg yàlla dama ne am na loo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko war a bàyyi jigéen kenn di ko tëj jigéen du place am fii du place am kii place am ci bureau yi la kii place am ci kër yi la kii place am ca waañ ba la kii place am ci foo xam ne pour jéem a yar ay doomam parce que l'heure est grave bu ko jàpp yaa ngi tëj nit ñi benn bëgg a xaw tëj muy ñaari tëj ci kaw benn tëj bi kon day waar Macky Sall kii sa parti la je parle le président de la République pour nga intervenir parce que article bi nga xam ne moom la permettre boo yëkkatee sa kaddu le ministre de la justice intervenir au niveau de la procuration procureur de la République dañ koy délibérer parce que article 2444 sur la loi 2212 octroyé en 1844 d'un vote de loi du président Lamine Gueye waxoon na ko fi bu yàgg Senghor na ko l'article 2012 mun na indi un confident de articulation offense au chef de l'État dañ ko war a xoolaat awoon ki nga xam ne mooy xaali or yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram ak képp koo xam ne nag client am nga ñuy nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Cara Coro defe naa la wax ca France ak mère Awa Gumbala ak Aïta Boy ñoom ki nga xam ne nag moom mooy suñu xarit bi nga xam ne nag moom mooy Mass Tuuti nekk sa Thiès ak ki nga xam ne moom mooy mère Khady Diop ñoom Aïcha Ndiaye Nogay ak ki nga xam ne mooy Ngone borom Italie ñoom Rokhaya Doumbia ñoom Aïda Wade ñoom Baba ñoom Daba Wade borom parfum yi ñu koy nuyu moom tamit ak ki nga xam ne mooy Baye Tamba Baye Touba non Baye Touba Gueye commerçant Baye Touba Gueye commerçant moom tamit ak Tafa Touré ñoom ñëpp ñu leen nuyu ñoom Thiara ca France mère Awa Gumbala ak Aïta Boy ki nga xam ne nag moom mooy Mans Tuuti nekk ca Thiès ak mère Khady Diop Aïcha Ndiaye Nogay nekk ca Mexe ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di nuyu de la part de Xaali Or di am mbégte contentement ci ñoom waaye tamit di nuyu bu baax ki nga xam ne nag moom mooy Rokhaya Doumbia ñoom Aïda Wade ñoom ñëpp nag yàlla na yàlla defal jàmm may leen fan bu de la part de Xaali Or nag ki nga xam ne mooy Ndeye Fatou Dia nee na xamula mais mu ngi lay yónnee nuyoo ndax comme que or nga sant daal moom nee na daal te comme que dafa bëgg or moom mu ngi lay yónnee nuyoo jëm ci yow ñuy nuyu ki nga xam ne nag mooy Samba Kanté taalibe Serigne Abdou Mbacké xalif de Serigne Cheikh Khady Daaru Muxti di nuyu tamit moom nag c'est le futur maire de ñoom rek ñu ngi koy nuyu di waxee nag yàlla ko yàlla defal jàmm tey sama doom mooy anniversaire di doomu Saneex ñu naan ko Papi Gueye doomu Saneex yal na ko yàlla defal jàmm
papi ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd ak yor-gu-yaram di la wax ne fulla ak fayda bi sa waajur bu góor am ak sa waajur bu jigéen am yàlla na nga ko teel a jël ci ñoom ndax boo ko amee rek macha allah dina la permettre nga góorgóorlu pour mën a relever le défi sa baay def fi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw kon yow jëf jooju nga xam ne moom la sa baay jëf yàlla nga def lu kawe seen jort saa neex nit ku baax la nit ku am kersa la ci nit waaye bu ñu jaawale ñaari personnage yi kii joué théâtre bi ak ki nga xam ne moo koy joué rôle ba mu cee joué dafay interpréter rôle ki nga xam ne xëy na moo nekk principal rôle ba war a action boobu la ca war a def mais du saa neex ci boppam saa neex nitu yàlla Cheikhou Gueye boo toogee moom xam ne ku xolam rafet la ànd bu yàggee ci ay nit te taxale wuñu rek c'est parce que jëf ji ci boppam moo commune ay nit yu baax nañ moom ak Cheikh Ndiaye ak ab Aziz Niane seen ànd les trois mousquetaires la Dakar taxawu leen alal taxawu leen yal na yàlla def seen diggante waaye Papi Gueye na nga roy sa baay bii nga xam ne fulla ak fayda ak jom nangu liggéey xam naa ne day nekk ci yow parce que sa yaay tamit noonu la mel say goro noonu lañ mel sa côté yaay say goro sa côté baay noonu lañ mel yal na yàlla defal jàmm sa papa Kouthia moo la ko may Papi Gueye doomu saa neex yal na yàlla gudda sa fan yal na la yàlla def mag bu am ñam yàlla nga bokk ci kilifa yi nga xam ne ëllëg dañuy décider ci réew mi président de la République mën na ne parce que loolu suñu cawarte la ana ku jiite réew mi ñu ne doomu saa neex ana ku jiite direction bi ñu ne doomu saa neex ana ku jiite fa la ñu ne doomu Kouthia kon loolu mbégte la yal na yàlla defal jàmm te musal ci cat mbokk yi lii ñuy wax dañu koy fàttali à chaque instant bu ñuy def actualité dañuy xool li actualité bi tëddee waaye lañ cay wax ci biir ñun ñoo koy jël xorom ko yokk ci suñuy wax mu tombe xanaa yàlla moo foor léegi nag dañuy seeti Macky Sall démb ci guddi kenn nekk foon moom ak Idriss Seck wax nañu pendant 2 heures de temps bi ñu génnee Idriss Seck am na lu mu wax waaye dinañ Macky Sall am na lu mu wax Idriss Seck nag lañ ko waxal bu génnee dana wax ak journaliste bi waaye Macky Sall génn na wax ak ay ñoñom fu mu ko waxee ca biir palais ba woo na ñi nga xam ne ñoo nekkoon fa lii la leen dénk ñu seeti Macky Sall. salaamaaleykum soxlawul ay mbiye sall soxale jaboon Macky ari loolu dafa nekk way boo xam ne c'est folklorique ci affaire folklore laa koy xaar peut-être mais li ma leen wax nii fulla ak fayda moo ma tax a jóg dama bëgg ngeen xam ne man duma jéem a ut sax li nga xam ne moom mooy wax ji fan la jaar parce que dama seetlu ne depuis ma jox loxo Idrissa Seck mu jox ma loxo am na ñoo xam ne neexu leen tel ñàkk leen neex moo tax ñuy manœuvrer loo xam ne sama ginnaaw pour mettre en mal sama relation ak Idrissa Seck cin ba nun fokkul fa la yax ba jaar diggante fi nga xam ne moom mooy OFNAC ak palais bi bu waa OFNAC defee seen liggéey joxe parce que am na ñoo xam ne ci yéen yaa ngi ne toog di ma xool kenn nangul bind li nga xam ne moom nga am donc léegi moom bu demee génn li mu am làqutuwul mais pourquoi ngeen koy féete di ko wane ba muy jaar ci suuf ni ñuy jéem a xool Idrissa Seck am na lii war a am na li kenn ku nekk am nga li nga am te moom bu ko neexee sax mu bañ a def loolu parce que diggante bi mu dugg ak léegi moo tax fi at war a 6 mois mu fi am loo xam ne dañ ko bindal te amu ko ci nguuru Macky Sall soyez sérieux quand même mu ñu nekk fii ci palais bi may wax ak yéen balaa may gëstu ginnaaw boo xëy journal yi bind ko loolu seetlu naa ko parce que damay wax ay wax yoo xam ne dama koy wax fii le lendemain ñu def ko à la une bu fekkee dafa am ñu senn ci yéen nag yoo ngeen fàtte ko ah parce que man jëluma ay nit yoo xam ne ay tame yuruj ay tame sànqal ak ay tame gerte loolu teg rek ñu daal koy lay ah foo leen ko teg gouvernement boo xam ne ku la gën a retax leen autoroute à péage nga ne la mais qu'est-ce que ça veut dire ces choses là gardez le calme aussi et puis un minimum de respect Idrissa Seck est un citoyen d'exemplaire ce qu'il a fait il y a des gens qui n'ont pas qui ne veulent pas le faire mais bu ñu amee Idrissa Seck on doit le respecter parce que il s'est engagé pour ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy suñu politique soxla ma ngeen tàccu ma je suis là pour vous critiquer et j'ai pas besoin d'ambiance et de folklore taisez-vous li ma bëggatuma seen baat jóg parce que institution mooy wax ak yéen je dis que am na loo xam ne dootuma ko nangu parce que mënuma jël benn dossier dénk ko OFNAC daal di koy bind ñu indi ko sama cabinet le lendemain ngeen génn ay wax yoo xam ne pour mettre en mal Idrissa Seck ak le peuple sénégalais et pour me mettre en mal ak Idrissa Seck mais vous vous trompez de cible parce que ce que j'ai vu ci Idrissa Seck mu gis ko ci man du yéen a ko yàq
su ma waxee te benn wax fii ci kër gi lundi laa koy wax mardi suba tal nga jënd Walfadjri wala Observateur ñu ne ko ca fang koo laaj mu naan la du man xaw ma du man ah wax dafay am lay tay war mu am couche lu ci wadd daal di koy taxañ yóbbu ko mais mel na ay lantinoor rek ak li nga xam ne mooy tame yoretu rek yoretu lu ma teg ci tame bi ngeen yoretu ko mais nag dinaa segg nag ñi nga xam ne ñu ngi sa kaw ak ñi yoretu ñi yoretu suuf mooy ñi nga xam ne lu ma wax ñu ma dawal ko suuf ñooñu xam naa leen et je prends des décisions sama digganteeg soow mu leen ko yàq ndax da ngeen judd fekk mburu ak soow di ànd yàlla bu dogalee na ma doon mburu Idrissa Seck nekk soow c'est pas yéen ñoo leen ko yàq qu'est-ce que ça veut dire ànd bu rafet ngeen di bañ yàlla moo dogal Idrissa Seck sama diggante ak moom yàlla moo dogal Idrissa Seck sama diggante ak moom du yéen a ko yàq koo ci laaj xalaatam mu ne c'est un bon exemple li nga def nii moom mooy gouvernement d'union nationale président yéex nga ko def bu ma leen wanee ginnaaw ngeen ne noo war a kon def di ko jéem a solliciter di ko yàq pourquoi c'est pas républicain quand même ah dëkk boo xam ne ñëpp ay journaliste nañu kenn xamatewul journaliste yi ndax bind yu bëri ak ay site internet yu mel ne Tulle ak Mali ah sàcc nañ sama xar fee jëm nañ sama lii kay war na fee ay awram yu ñàkk fayda yooyu ngeen di def ci dëkk bi c'est pas de l'information quand même lu seen yoon lu seen yoon Idrissa Seck n'a pas su ko neexoon tey mu bañ a déposé parce que liggéeyagul ci man lu mat at pour mun fi am loo xam ne lu nañ taxaw ne lu na gàññ la man maa ngi di wax ak yéen dama déposé wu ma lu tax waxu leen ko xam nga ne boo leen ko waxee ku ko ci wax tey doo fanaan ci kër gi li Idrissa Seck def man sañu ma ko def am na yoo xam ne mënu ma ko wax ni ngeen koy ungoo noonu tee leen ko noonu maa ngi bàyyi ba kenn defati fi dara maa ngi bàyyi ba kenn ma joxati fi information mu senn ungoo boobu na ngeen ko téye foofu la na ngeen ko fa téye parce que bugguma ay wax yu jóg ci kaw jël information gaaw a nettali ritaxle mel na ay tama yorit ci ay ponkal yoo xam ne loo leen wax rek ñu ne li nga def baax na bu ma leen wane ginnaaw ñu ne bon na on n'est pas dans une république anarchique quand même Idrissa Seck bu ko neexee am lu ko neex parce que ba mu koy am nekkul ak Macky Sall moo xam fi mu ko jëlee mais gouvernement boo xam ne ay nit yoo xam ne loo leen wax lundi talaata nga dégg ko ci mbedd bi moo tax journaliste yi di wax ne fore nañ ko ci weewu lan bëy dañ ko fore ci weewu bëy man du ma bëy parce que li nga di fore ci man di ko dem di nettali doo leen fore dara yéen tamit taxawal fi laa ko fore tappalekat yi ah soxor ba dee boo leen gisee ñuy ànd seen xol yi di bon waaye Idrissa Seck lu ko fi jëlee doon diggante mburu ak soow kenn du ko yàq qu'est-ce que ça veut dire cette polémique bilaay ku ma fi waxatee dara yéen soxla sax ñu jël ay tame ci kër yi di ko jaaykatu tame yi nañu bàyyi jaay tame bu ñu bëggee tame na ñëw fii ci palais bi loo wax rek mu senn yuret ko mel na ay tullam ma la yàqamte yéen gën a gaaw iwul machine ri tax bandang kon laalo yéen a may dégg na mujj tey qu'est-ce que ça veut dire dëkk boo xam ne ñëpp journaliste nañu kan Cheikh Gabon ma ngay liggéey bu rafet ca Gabon montagne bi ñu naan montagne sainte nga xam ne maam borom Touba fa la ko Touba bi yóbboon moo dem génn ci wërsëgam jënd ca kaw tabax ko jumaa jox ko addiyee Seydina Muhammad addiyee Xaadim Rasul kooku mooy Cheikh Amar ba ca Gabon Amar yi yàlla da leen mayeen loo xam ne maam borom Touba dafa waxoon seen maam lan nga bëgg moo ko dama bëgg njaboot gi ñuy tooy te bañ a fendi samay sët ñuy tooy te bañ a fendi kuy tooy te bañ a fendi nag mooy koo xam ne sa wërsëg sa ay ñëwee ma ngi ca loxo ba day ànd ak barke kenn ci maam yi amar yi kilifa yi ne samay turandoo danaa ci tànn juróom-ñaar yoo xam ne danañu tooy te duñu fendi ñaar ñoo feeñagum kon am na juróom ñu des ci famille bi te benn milliardaire amar jàppale na amar yu bëri kuy jàppale mbokku jàmbur doo bàyyi say mbokk Cheikh Gabon ca Gabon def lu rëy ca Gabon ca capitale ba Libreville montagne ba ca kaw mu def ko jumaa jox ko addi Xaadim Rasul xanaa kii a baax waaye nag yàlla defal jàmm ñoom ñëpp may leen fan bu gudd gu yaram amar yi daal wax dëgg yàlla yàlla defal jàmm waaw amar soo gisee TFM ànd ak barke dëgg la
loxo Amar dugg na ci mbokk yi fan yii ñuy wax ak yéen ñi nga xam ne ñooy ustaas yi tey jàngale daara mer nañ de te ki leen tax a mer nag taxaw na ñoo wax sama xarita kii mooy Abu Bilal moo ñëw taxaw tey wax ak ñi nga xam ne ñooy jël ndongo daara yi di leen def na ko su doon ñu seeti Abu Bilal xalaatam ci li nga xam ne mooy xeex bi nga xam ne ñu ngi koy téye taalibe di leen ko def ndax yoon la war du yoon ñu seeti Abu Mouhamed Abu Bilal kii jël wax ji nga xam ne ci suuf la ko jëlee di ko yóbbu ci kaw ba ñëpp dégg ko ñu seeti ko. Seyda Mariama yal na yàlla defal jàmm maa ngi am mbégte ak contentement bu mag mbokk yi di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan kàddu gi nga xam ne maa ngi koy yëkkati mbokk yi xale yi nga xam ne ñu nekk ci daara yi di ay ndongo daara nga xam ne dafa am ñu jóg taxaw ne dañ leen di ramas delloo leen seeni ay njaboot waa ki jël doomam bëgg def ci moom xam-xam pour mu ibbeeku ci xel ak ci xolam alxuraan jiitu ci xolam ak ci xelam ñu ne ni ko maam yi doon jàngalee ba nga mën cee jëriñu ci yoon bii ngay jaar pour mën a tàggat sa doom ci loolu ñii dañoo choisir école moderne maanaam jàng-jàngu tubaab ñii ne ñoom jàngu tubaab bi dañu koo bëggul ñoom seen doom na dem jàngi alxuraan am ci te nañ leen toroxal bi mooy pas jàpp dóor toroxal bi mooy teg leen ci li nga xam ne dootuñu xàmmee lu neex ak lu naqari alxuraan mooy neex lu neex ci ñoom du ci lekk du ci tëddin il faut nga jaar ci obligatoirement pour mën a jaayante dëddu li nga xam ne moom mooy bànneexu àdduna te jël sa bopp def ko ci li nga xam ne moom la yàlla wax ci alxuraan mu jiitu sa xol mbokk yi ñaar ñoo am ñi nga xam ne dañoo jóg pour xeex ustaas yi ci kaw ñuy bàyyi xale yi ñu génn bañ ko fuy wàccee ba aaye ko dem nañ ba ci ab diir ñu bàyyiwaat ko ndax borom barke yi ñooy génn ay sarax di ko jox taalibe yi da nga dem ci seetkat bi wala nga dem ci ñaankat bi mun a génneel 2 kilo banaana séddale ko ay taalibe ñoom waxuñu ne taalibe yi dañuy génn pour jëli banaana waaye ci taarixu yar ndongo daara bokk na ci def ci moom xam-xam ba pare jàngal ko waaye libéré ko ngir mu mun a jëli àllarba jox ko sëriñ bi état bu nangoon gàddu li nga xam ne moom mooy lekku xale yi payub appartement wala immeuble ba ñu defee daara ba wala bërëb ba jox leen ay bërëb fayal leen ndox fayal leen courant subventionnel comme ni ñu koy defee ci école privée yi ak publique yi bu ñu ko defee ci école coranique yi kon wax fa dëgg yàlla coow du am boo leen bàyyee xale yi jàng primaire di dem jàngi te jàppuñu leen dem di jàngi jàppi ay ndongo daara yoo xam ne ay taalibe lañ dañ def ci ñoom alxuraan fekk leen ba seen biir di leen nangu di leen yóbbu seen njaboot te àndoog ceeg ñi nga xam ne ñoo leen jàngal xam-xam tooñu ngi feeñ foofu. li ci am beneen bi mooy bu demee ba ci biir sax day nuróo lu nekkul loo xam ne xeex la day nuróo xeex boo xam ne yow xëy di dégg sax li nga xam ne moom mooy alxuraan du la neex dafa mel ne ñoom alxuraan nañuy attaqué te lii dafa nekk aada ak cosaan pour nga nekk ndongo daara bu ñu fi doon lim pay ñi benn danañ ci dem ba 20 fukk wala ba fanweer yoo xam ne dañoo tekk ci réew mi nekkoon ci daaray kokki di yalwaan di tëdd tey ñu ngi jiite ay nit ñoo xam ne dem nañ ba université dem ba ci école yi gën a mag yi te ñii nga xam ñooy nekkoon ci daara yi ñooy jël seen wërsëg di leen fay ñu téye leen li nga xam ne mooy seen liggéey ma ñëw kon mbokk yi kenn ku nekk nga bëgg a yaree sa doom waaye tamit état xool nan lañ leen tënkee ñoom ñëpp ci biir ndax boo demee Tivaouane yaa ngi fa fekk Serigne Babacar Abdoul Aziz Sy mooy le ministre de l'éducation pour la mémorisation du Coran moom lañ ko dénk ci yoonu tarixa Tidiane yi di Serigne Abdoul Aziz Sy Serigne Babacar Abdoul Aziz Sy ñëpp xam nañ ne bu dee daara la ca alxuraan ga ca Tivaouane moom lañ ko jox mooy sol xale yi xam-xam moo leen di mémoriser li nga xam ne moom mooy alxuraan bi moo leen di jàngal moo leen di bàyyi ñuy tari moo leen di corriger moo leen di rectifier
boo demee noonu Touba am na kuñ ko fa dénk nga dem fi nga xam ne mooy Ndiassane am na kuñ ko fa dénk kon ñooñu nga xam ne ay ministre de l'éducation coranique nañu boo demee ci ñooñu ne leen ñun kat dañoo am politique bu ñu bëgg doxal jëm ci taalibe yi ñu bëggoon nga wax ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal que nii nañu bëgg def ak ñoom wala nii nañu bëgg def ak ñoom ñooñu bu ñu wax ak ustaas yi kenn ku nekk ci taraxa ba nga wékku solution dana am te duñu yóbbu xale yi fenn xale yi ngeen di dàq di yëpp di yóbbu yéen leen gën a soxla parce que borom barke yi yéen ay ëlbatiku jël li nga xam ne moom la leen seen sëriñ di tegtal di ko sarax taalibe yi da ngeen koy def nii rek parce que am ñu ne seen ginnaaw waaye xam ngeen ne loolu si boppam tooñ la ndax munoo fekki ay élèves yuy jàngi programme français ramassoo leen yóbbu leen parce que am na fu ñu bàyyeekoo waaye ñii seen ay waajur dañ leen dénk ñu wóolu pour jël seen xam-xam bi nga xam ne moom moo nekk ci alxuraan ak ibbeeku seen dënn soog a dem dabi xale yi nga xam ne ñoo jàngi école te kuñ fu fekk karaawase la ba nga seen wicc ndax alxuraan bu jiitoo sa xol ak sa xol doo maase ku jiite français mbokk yi gouvernement bi waxtaanal bu baax ak ñi nga xam ne ñoo tënk njàngum alxuraan bi waxtaan ak ustaas si jàppale leen ci seen dundin ak seen doxalin waaye tey ustaas di ko dóor di ko toroxal te xale yi di leen delloowaat seen njaboot te njaboot yi mënuñu leen yor ndax dëkk bi dafa naqari ku nekk bàyyi nga ak sa doom ak ustaas bi te yëkkatoo dërëm jox ko moom mënut a yor loolu ndax état jàppalewu ko mu yaakaar ci taalibe li ñuy dem uti àllarba ci nit ñi ñoo delloo leen ko wax fa dëgg yàlla boo leen ko remplacer ak koom-koom jox leen ñoom ñu bàyyi xale yi ñu toog ci kër yi ñu jàngal leen alxuraan waaye du ma la jox doo fi def ba pare bu xale yi génnee ngeen jël leen delloo leen seeni ay famille indi beneen problème loolu du solution bi mbokk yi ustaas yi kon ay professeur arabe ustaas yi comme ay prof anglais nañu professeur mathématique scientifique ustaas yi la ñuy def ci xelu doomu aadama professeur agrégé université defu ko ndax alxuraanu yàlla gi amul leneen lu ko tiim mooy lépp mooy science naturelle mooy développement mooy nouvelle technologie pour communication mooy culture mooy lépp lu am ci àddina rek ci francophonie wala ci xam-xam boo xam ne tubaab la fekk yàlla suñu borom bind na ko bu yàgg bàyyi leen xale yi jàng te bàyyi dóore bi te bàyyi jàpp bi ndax leneen lay nuroo mbokk yi oustaz Abou Bilal loolu la indi woon tey ci yóbbalu bés bi jëmale ci dóor dàq bi am ci diggante ndongo daara yi ak sëriñu daara yi ak état professeur arabe professeur anglais ak professeur bi nga xam ne mooy jàngal xale yi alxuraan ñoo yem ci kanamu yàlla tey yàlla kiy jàngale alxuraan la gën a jox cër ndax li mu moom boo ko tasaare ba nit jot ci bokkul ak li nga xam ne da nga koo fekk ci àdduna di ko jàngale pour ñëpp jot ci lu jóge ci yàlla kenn du ko wecc ak lu jóge ci nit. am nañu mbégte ak contentement bu mag di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show Mounas gérante de salon Kumbis Air nekk foofu ci route des Almadies ca stade de Ngor moom tamit ñu ngi koy nuyu les coiffeuses Dior ak Aïda ñoom ñëpp nag ñu ngi am mbégte contentement bu mag nee nañ ma nag sa xale yi bu ñu amee jot mën nañ fa jaar ñu defal leen seen bopp ba mu rafet te nag du ñu fay dara moom Mounas gérante salon de coiffure Kumbis Air ca route des Almadies en face stade de Ngor moom tamit yéen a ko defal jàmm ak coiffeuses yi ñoom Dior ak Aïda góor gi siis di maire bu yeen moom tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak Adja Kouna Fall góor gi siis ak soxna mi tamit yal na yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd góor gëram Adja Kouna Fall sama xarit ba sama soppe yal na ko yàlla defal jàmm di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne mooy xaali or nekk ca Tivaouane taalibi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum photo bango waaw nday faatu kii mooy xaali or photo baa ngi noonu beneen photo bii nag moom dañ koy nuurale sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ba pare xaali dafa ñëw rek jël ay jikkoom ci góor gi waaw ku baax ku social koo xam ne wax dëgg yàlla di dimbali nit te yàlla tax ku nit ku baax a baax koo xam ne mën naa yëkkati alalam jox la yow ca la nga am nga koy jox di ko ci def nànk-nànk ba nga jot ci li nga xam ne moom nga bëgg képp koo xam ne da ngay def luy taaral jigéen rek yaa ngi bokk ci koo xam ne bu borom yërmande nga muy tailleur bi yaa may dégg muy maçon bi muy peinture kat bi muy ñawkat bi muy jaaykatu or bi ndax taar moo tax mu jël lu am valeur di ko defal jigéen war a nit pour mu yokk valeur am ndax or day yokk valeur nit rek weñ la rek bu la neexoon nga jël bant bi ne def ko mu am valeur tubaab yi ñu mun nañ ko def ne leen lii valeur la par la force day nekk valeur waaye or ba suñuy jëndu ay maam fa mu nekkoon la nekk ba tey waaw daañ ci takk jabar daan ci def ay teraanga daanañ ko jottale ay doomu aadama kon ku ciy yëngu rek yal na yàlla defal jàmm
waaye di ko gërëm bu baax moom yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram di amaat mbégte contentement bu baax ci Aïda Jabaate ma nga dëkk ca Ziguinchor am fa restaurant ak résidence bu mag nit ku yàlla baaxal la moom Aïda Jabaate boobu ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram restaurant ba ngi tudd nag seen kër chez Aïda sanc ba waaw xam naa bu ñu demee Casamance dañ fa wàcc lekk fa c'est bon ndax yooyu da koy def ay buuj ak paaj ak yooyu ay lakk gambaas yooyu moom yàlla may na ko ci yàlla ko ci yàlla defal jàmm Aïda Jabaate yal na yàlla gudd sa fan de la part na sama xarit la grande commerçante Lisa Diatta nekk nag foofu ci Istanbul yaayu bébé Serigne Saliou moom tamit suñu xarit la waaye nag Aïda Jabaate moom yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram joyeux anniversaire à Ami Collé Diop depuis Fass Delorme Benteñe photo baa ngi noonu de la part de Daouda Sall qui le souhaite bonne longue santé prospérité réussite totale et beaucoup de bonheur di am nuyu tamit Amath Ahmed di Darmanko Ahmed Amar borom Côte d'Ivoire ñu ngi koy nuyu Awa Sidibé di bébé ak doom ji bébé Mohamed Diop xaritu Asi ngi noonu ñu koy nuyu ba pare nag di gërëm ki nga xam ne mooy jëwriñ Modou Diagne moom tamit di jarbaatu Serigne Abdou Karim Mbacké foofu ca Ndindi ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye mbokk yi nag bii na ñuy tëjee mooy génn Idrissa Seck leeral li nga xam ne moom mooy li ñu koy jiiñ waaye ñuy am mbégte ak contentement bu mag ci képp koo xam ne yaa ngi nekk ci réew mi nga xam ne mooy réewu Sénégal vraiment dëkk la boo xam ne li ñuy jublu ak li ñu ciy def ak li ñuy jublu ñun ci li nga xam ne moom la ñuy jegalante sant yi c'est pour kenn ku nekk xam ne ñun ñëpp yàlla moo ñu sàkk waaw ay diggante Njaay ak Jóob Faal ak Mbeng waaye tey fi may daanalee première partie ñi sant Jaañ waaw xam nga lan mooy Jaañ Jaañ ci arab xam nga mooy lan xarit bi mooy kóllëre ci arab Jaañ mooy kóllëre képp koo gis mu sant Jaañ du fecc kóllëre ku sant Jaañ jàpp ko xarit la fidèle du la bàyyi ñu sant Jaañ boo fekkee ñu ne teg leen añ bi maa ngi dem kër jaañee ñi añi boo fa fekkee añ sa loxo dina ci dugg dañ la xaar wala ñu nëbb sa dàll jaañee ñi mooy ki lay defal teraanga par la force mu neex la mu nax la di nga ko jël waaye nag balaa nga leen di laal na nga jox leen teraanga bu leen bett ak ñoo mën a fayu ci teraanga ma sant Jaañ ku sant Mbeng wala ku sant Faal fekk ma sama kër teral ma bett ma bés ma fayoo rek faale bi doon ko defati ndax ñoom fayu lañu gën a mën ko dóoree waaw fayu laa gën a mën ko dóoree kon ñoom du ñu jékki-jékki dóor la dañuy bàyyi ba nga dóore ñu ne la dama dootoo ko defati jaañeen bu mënul togg ci jigéen amul ku ko gis war ma benn seeni jigéen nag jafe nañu waaye ak ñoo baax te mën a sëy te nangu dañu boo ci ay jigéen ñi nag dañu am jigéen bu sant Jaañ day am personnalité day neex dara te xool dañuy gaaw a ree bu ñu meree nag ab diir la boo toogaatee duñu ree ndax ñoom diggante faaleen yi ak jaañeen yi ak mbengeen yi ay kal nañ yoo xam ne wax fa dëgg yàlla ñoom dañ ciy dem ba mu jeex tàkk ak ñoo mën a bës ak ñoo fonk bës ak ñoo mën bës am kóllëre yaru Jaañ mooy xarit mooy kóllëre ci arab Jaañ est-ce que xam nga ne boo demee ca àjjana ya am na benn dex boo xam ne Jaañ la tudd Jaañ bu keroogee yal na yéex waaye ñun ñëpp lañ naan kañ dem Jaañ sangu ji kaa la ñu dem Jaañ sangu ji kaa leen dem ca dexu Jaañ mooy dexu àjjana dex la boo xam ne dafa am lem dex la boo xam ne dafa am meew dex la boo xam ne gis nga Jaañ du ay santu caaxaan waaye nag mootul ma ku sant Jaañ ànd ak tàngat dana la won tàngatam ba pare ëlbut ku neexal la xam nga xoolal nit ba pare ñëw fekk mu toog na ko yow du ma la topp yëkkati dara jox ko ci jaañee nga koy fekk fukki jaañeen yu jigéen kenn moo ciy ñaaw day fekk baaja sax sama dégg sant Faal waaye Jaañ yaay Jaañ bàyyi Jaañ ngeen bokk benn sant bete bete nga judd ñaaw ci góor war a jigéen amul bu dee nag sa yaay sant Jaañ moom taar gi day nekk ci yow bu dee sa baay sant Jaañ taar ba góor gi yi koy jël man dama bëgg Jaañ yi dañu simple civilisé set ba pare soxoruñu buñ la abalee yëre na duñ la ko delloo duñ ko ñëw nangu de waaw jox nañu ko yaa ko moom lii dafa rafet nga ko Jaañeen jox na la ko Jaañeen yàlla na yàlla defal jàmm waaw mais ñi sant Jaxate ñoom anañu ak ñi sant Kuliwali moom du ma leen wax dara parce que xam naa ne dem naa ba gëstu ne ñoom nekk ñu fi ñu ngi Mali waaw ñu nekk fii dañ ba kii moom comme maa wax ci ñoom ñu mun maa noppel nii ñi sant Sankharé nag moom dama leen gisu sax kenn moo fi am moom ci télé bi toog boobu ba léegi
mburu boo jënd yéen ñaar a koy bokk café boo indi moo koy suukar naan ko ñi sant Sankharé moom nañ leen bàyyi noonu rek waaye jaañeen ñi gis nga li ma wax ci jaañeen nii soxna Seyda Mariama li ma wax ci jaañeen nii bu émission bi jàllee balaa 20 heures nga dégg la ñu yëngu dañu bëgg nit gaaw a joxe dañuy may ba may la loo ak lu amul dañoo gaaw ci Olympique de Marseille code la mbokk yi ñu seeti ki nga xam ne mooy Idrissa Seck. ah jërëjëf maa ngi kontaan. salaamaaleykum maaleykum salaam mbokku téléspectateurs yi. yéen a ngi ñëwaat ci seen émission tout est permis. ngeen ci ànd Ndeye Fatou Dia Dabakh. maam invité bu màgg. ànd ceeg monsieur Idrissa Seck président. conseil économique social et environnemental. waaw monsieur Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di am contentement bu mag. ndax dama génn ci palais bi rek nga dar ma dama lay invité kon yaa am exclusivité bi nga xam ne ñu bëri nga koy wër te amuñu ko. merci beaucoup ma daal di ci am mbégte. waaw monsieur Seck. waaw coow li bëri na de. léegi man dama for ci wewu béy. ne que président Macky Sall ba coow li bëree. dafa tiit. waaw. ndax dafa ne moom moo la njëkk ci nguur. yow nag nga ëppale ko loolu d'après sa déclaration de patrimoine bi loolu lan nga ci mën a wax. ana weewu béy bi nga for ana weewu béy bi. damaa dégg rek. waaw dama lay wax da nga for weewu béy kay man weewu béy nga may wan waaye loo xam ne da nga ko for te wane woo ko ana weewu béy bi. waaw xam nga su ma leeroon du ma la invité. déedéet da ngay wax lu la leer rek dama for weewu béy. for nañ ci weewu béy ana weewu béy bi. xam nga wax balaay neex nga dégg ko yow ba may wax ak président Macky Sall nekkoo fa président Macky Sall au contraire ci li nga wax nii moom dafa jaaxle waaru parce que xam na ne am na loo xam ne nit waru koo bindal nit war a mu sennal ko nit da ko metti ba nga xam ne wax fa dëgg yàlla maa ko doon calmer sax ne ko jaru ko kon xam nga ne kooku du gis dara tiit ko war a mu may woo naa ma foo ko jëlee ndax du commissaire du inspecteur. waaw léegi président Macky Sall li ko da ngeen ni da koo metti ci la fekk ñu génne information yi wala da koo metti la fekk nga ëppale ko. déedéet xam nga am na loo xam ne lu na fàng kenn du ko jeex. kenn du ko jeex te nen moom ba mu doonee nen ba tey bu weexulee jël nenu kanaara mooy bu marron bi waaye li ci am te wóor mooy ñaar yi am na. mooy le président Macky Sall am na lu ko bett ci li nga xam ne moom mooy fuite bi. bu fekkee li ñu fuital sax dafa nekkoon lu dëgg ñu mën a wax waaye li ñu ma bindal yëpp ak li ñu fuite bokkul li nga xam ne moom laa am. xam nga ki dem di wane man lii laa am kooku laqatuwul am na ñoo xam ne ñoo ma jiitu ci nguuru Macky Sall te ba léegi defuñu ko. waaye courage boobu ma am ak pertinence boobu ak leeral vertu bi ma am ci diggante sama digganteeg sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal kon nëbbu ma ko ndax Macky koo wax ma dem wane ko. kon daal mën nañ jàpp ni que mburoog soow bi daal mi ngi nekk. tey la gën a gajaf ndax ñi nga xam ne ñoo ñëwoon pour sippi ko mu bañ a gajaf. danañu am gàcce. ndax wax naa sama xarit wala xeer dugg ci wala dara. déedéet. waa jërëjëf léegi ñu dem ci beneen laaj. waaw. cin bënnul fëqul. parce que tey ci suba waa OFNAC dañoo génne benn démenti ñu ne ñoom publier wuñu dara. waaw. léegi nag yow dama bëgg a xam nga laaj ma ndax yow ba nga génnee OFNAC da nga woo journaliste jox ko yow sa déclaration de patrimoine pour mu fësal ko. wala loolu nan la demee pour nga indi ñu ci leeral rek. waaw leeral bi kay yow leeral nga ko ndax man mënumaa génn di ko jox ay journaliste. soo gisee le président Macky Sall son excellence président de tous les Sénégalais chéri Marème bi Bayo Amadou ak ki nga xam ne mooy Mohamed. dëgg la. Mago Aliou. dëgg la. Goro Mansour. xeexkat bu mag bi colonel de la corona général de la corona bi nga xam ne mooy jéngu pour faj ko te yàlla dina ko ci dimbali def couvre-feu diggante Dakar Thiès may doomu Thiès muy war a sama collègue rek ñoom kon kooku duma déggal lu ñaaw teg ci tànkam li gaa yi bind yëpp dara amu ko journaliste yi génnewuñ ko damay wax dëgg rek te yàlla tax cin baa nga ca OFNAC ok kubéer baa nga fan ca palais ba
cin ba nul foqul lu ko génn kat ci diggante pare ba af naak la. kon daal la ca loxo wa génn ko fa la war a jaar. kon daal da ngay daal di indi leeral ne yow waxoo ko kenn kon daal of nag daal la yëf yi. dama ko bindee daal lañ ma laaj wax naa ko la ma am nag bind naa ko la ñu wane nag du la ma am. da nga lu nga am wax dëgg yàlla président xam na waaw balaa ñoo yegg si lool dafa am benn autorité bu def sortie si journal yi ne Seynabou Ndiaye Cissé dafa war a démissionner waru sax xaar dafa war a démissionner loolu ndax yow ànd nga ci. comme déedéet mais xoolal muy démissionner parce que yàgg na ko def. yàgg na ko def ci loo xam ne du senn te kenn mësu ko sennal waaw sama bas nag bu sennee xëy na bu mu génnee fi nga xam ne foofu la am foofu lay jëm eggalil. waaw parce que loolu bu amee moo tax parce que yow ba ngay déposé da nga déposé waale ak yeneen ñaari ministre ñoom seen yos lu tax sennul te yow sa bos senn. waaw léegi moo tax ma wax la am na luy ñuul ci soow mi. dafa am lu ci ñuul te man maay soow. yaa may dégg moom mooy. waaye man liy ñuul ci soow mi dinaa ko sempi génn ko ndax ci mën nañ ko ñuulale. léegi nag ñu tàggoo ci question bu mujj bi. waaw comme yow nee nga li ñu bind ak li ñu wax nee nga loolu amul. léegi est-ce que doo ñu leeral yow kon sa patrimoine milliards yi ñu dégg ni moom nga am. jéggi na dayoo amiin yaa yee ree parce que loo xam ne nit dañ la koy. milliards yi daa bëri. waaw mais xam nga bu fekkoon ne dama koy nëbb du ma dem. mais ñi dem ñëpp ak ñi toog ñoo ëpp ñi dem. ndax le président Macky Sall bi ma woowee daf ma wax ne carrément que nañu am audace. dem fekki waa OFNAC dem waaye man dama am ful ak fayda ba ma toogee daa dee bind li ma am yëpp heure bi mu jotee ma woo ko ne ko président maa ngi déposé. yaa ngi déposé nangul ma yaa ngi déposé ma dem déposé génn ne ko déposé naa. waaye léegi nañu jóg ñu jàkkaarloog téléspectateurs yi. waaw monde entier léegi nga daal leen wax rek yow milliards yi ñu wax yow lan nga ci am. en tout cas liñ ma jox feuille biñ ma jox dafa rëy. waaw te man bind yi ma bind bëriwul. te du ma nëbb sama am ndax ëllëg bu ñu gisee leneen loo xam ne bokkul ci li ma wax dañ naan kon moomu ko. xam nga bu ma ñëwee ci télé bi ne man maa moom ñaari caméra yi ak congélateur bi ëllëg ci biir ñu ne ndekete am na lu ëpp congélateur ak caméra kon waxu ko moomu ko loolu moo tax déclaration am solo da ngay li nga am rek ngay wax fa dëgg yàlla. waaw léegi 2000 mètres carrés yi nekk Thiès. loolu amul loolu bu amoon damay xaw wax ko kon ma jaayi suuf bàyyi politique. parce que bu fekkee ne ñun dañuy politique ñu pour am ay xaalis wala dara loolu mooy wane ne que ñun dañoo nekk pour taxaw wax li nga xam ne moom la ñu am man ci li ma xam ci la ma am Thiès ñaari pantere ba fa am benn pantere baraag ba néegu ñax la benn ba zeng ba ngay waaj a daanu barki démb la sama jarbaat dem daaj ci ñaari pont pour mu bañ a fëq seen ginnaaw loolu laa fa am. bu dee ci Thiès loolu rek nga am. damay wax dëgg te yàlla tax ñaari pantere laa fa am. ak terrain boo xam ne 700 mètres carrés 150 mètres carrés la parce que maa ngi ut teen bu ndaw boo xam ne ba ko fa fekkee yàggul. 1700 mètres carrés yi. waaw ñoom li déggoo li ñu wax bokkul ak li may laaj danga may laaj kay dama lay wax man li ma am laaj ma li ma nga am rek. waaw damaa bëgg mu leer rek. waaw kay man benn am naa ñaari gën ak kuur. kër yi ci Sacré-Cœur nag. yor naa li nga xam ne mooy seetu bu mag ak seetu bu ndaw. kër yi ci booru géej gi nag. yor naa li nga xam ne mooy sama kër. mbaar boo xam ne ñeenti xar yu góor a fa nekk ak ñaari xar yu jigéen bind naa ko ci ndax dañu ma koy laaj ëllëg laay bañ xar yi dee ñu ne ma waxoo woon loolu. tool yi ci mbuur nag. aw ma fa tool waaye am naa ñeenti garabu mango yoo xam ne ñu ngi diggante Pout ak Sandiara man damay wax li am rek. li ma am loolu laa waaye nekkuñu ci ay tool dama la wax li nga xam ne moom laa am. parce que mais garabu mango yi kon fan nga ko ji ci biir mbuur. garabu mango yi dama ko am ci sama alalu bopp ci toolu jàmbur nañ ma ko mayee ma samp fa ay garab di ko fa ji. di jël kon tool bi biir mbuur nangu nga ko. waaw déedéet amul fa fa tool dafa am ku am tool ma àbb ko ci ay suuf ci biir tool ba saxal fa ay mango pour sama bopp ak sama njaboot waaw loolu la ak lan. man de fi mu toll damaa xam ne toolu jàmbur noo fay saxal. waaw léegi diggante mbokk ak mbokk kay lu ne xaj na fa mën nañ ma koo abal waaye tamit ma xam ne nit ñi am naa tamit ñaari kër Ndakaaru déedéet waxuma ay waxu kër am naa lu gën a neex kër tamit soxna si am naa lu gën a neex kër am naa ay seku am naa li nga xam ne waaw am naa jaada yu bari am naa ay kurus. kon yow ba nangu woo am dara nii. yaa may dégg am naa ay saaku suukar ñebbe am naa dugub am naa ay paañ ay yoxos ak gejj yoo xam ne dama koy def ci néeg pour gan bañ maa monsieur Seck tam bàyyi ngay wax yow tamit nag di ñu kii nag yow ku la xool xam ne nag vraiment nag tamit nag
wax am na tuuti. waaw dama lay wax ci luñ jëm am naa ñetti kalandoo benn bi day daw diggante Thiès ak Tivaouane. kalandoo yi avion kalandoo wala déedéet kalandoo yi nga xam ne cette place la am naa ci ñaar benn bi sax dafa yàqu barki démb laa changé moteur bi. booru géej bi kon lan nga fa am. booru géej aw ma fa benn gaal boo xam ne yebooy lay nappi rek bu ñëwee wàcc jaay xale yi loolu am naa ko. léegi yow kon yow fi doon ñaata milliards kon nga évaluer. yoruma ay milliards dama koy dégg rek ndax su ma yoroon ay milliards wax dëgg yàlla du ma ko ñaane bokk ak Sénégalais parce que man melu ma noonu. am naa salon de coiffure buy wat ay leen ak ay ndef aw sa yu doon toog fële gis ma moo jàpp loo ciy reetaan. maa ngi lay dégg damaa xam ne fi doon nangu woo am dara léegi évaluer sa bopp benn somme ñu bàyyi milliards. ñu ci évaluer am naa ay microsonorisation ngénte. yaa ngi bëgg a bëri la nag de. waaw dama lay wax yaa ngi bëgg a bëri la de. non microsonorisation ngénte 3000 francs laa koy loué nabiyen yi xam nañ ko. yaa may dégg ak lan am naa ay bâche ak ay chaise yoo xam ne dama koy loué. macha allah bëri la nga. waaw ak lan nga xamante. léegi lu may xamante man kay nee ñu somme bi rek ñu def. am naa téeméeri basang ak ñeent ba pare am naa tamit fu ñuy jaayee. waaw léegi ba nga demee of nag ñaata nga déclaré li nga lim nii yëpp. lim bi métti na wax fa déclaré li ma am yaa boo ko nattee ci xaalis. paasewul li nga xam ne moom mooy 500 milliards. waaye déglu ma soxna si li ma fi wax yëpp boo ko tënkee eggul 5 millions yu teg 450 francs te ma xamal la ne am naa. doon nga ci ay zéro de 5 millions yi zéro yu bëri da nga koo bàyyi. damay jaay am naa ñaari luuma yoo xam ne maa ko moom. fan Thiès. luuma jawbe. yaa ko moom yow jaay man nga jaayal. 5 millions yi waddal nga ay zéro. déedéet bu loolu mooy damay jaay diwtiir am naa fa toolu diwtiir bu may jaay. diwtiir xanaa da ngay jaay ay góobeeg yooyu. déedéet am naa restaurant buy jaay ndambe boo ñëwee ba. macha allah bëri la nga yow bu yàggee léegi nekk 1000 milliards. waaw ak loo bëgg a xamante. multimilliardaire. waaw. multimilliardaire am naa ñaari salon benn bi make up lay def multimilliardaire. ma ne am naa salon make up ak pose ongle. xanaa sa doom maman Meng nga koy gérer ko ibbil waaw. maman Meng nga koy gérer. am naa doom buy jaay greffage cheveux naturel. mais président doy na parce que yow lim fi nar a lim nii yëpp duñu pare. waaye li ma la wax laay wax ba pare damay jaay or. sama waay nga kon moo taxit ma xam ne ne or ya may jaay nag du or de gantaan jaay plaqué or la mooy yoruma or moo tax ak lan. doy na merci. am naa